asalaamualeykum mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar bu baax nag ci tabaski bii ñu jóge ko di jéggalu mbokk yi ñuy seetaan ci gëj a gise bi waaye du dara ñàkk jot rek ndax tabaski bi ñu jóge ko loolu moo taxoon ngeen gën ñu gis waaye ñu ngi ciy jéggalu bu baax ndax namoon nañ leen te xam nañ ne namoon ngeen ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di yeesal suñu ziar à chaque fois ci yéen tey nag ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci thème bu am solo comme ni ñu koy defee chaque fois muy kenn ku ñuy wax Jacques Attali di conseiller président France ba woon di François Mitterrand moom nee na liggéey boo xam ne ku nekk day toog sa kër ngeen di gisante ci télétravail du liggéey boo xam ne bu wóor la lu dangereux la lu mën a yàq liggéey la léegi nag ci loolu lañ fas yéene am benn taxaw seetlu waxtaan ci yéen asalaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si. monsieur Guèye na nga def. maa ngi fi sama alhamdulilah. maa ngi lay ziar ci tabaski bi maa ngi lay ziar delloo naa la ziar alhamdulilah ana waa kër gi. yàlla nangu ziar. allahumma amiin yaa rabbal aalamiin. alhamdulilah. monsieur Guèye kon ma bàyyi la nga ziar internautes yi ndax namoon nañ ñu lool te xam ñu nit namoon nañ leen. jërëjëf soxna si kontaan nañu trop ci parole bi mu ma jox pour ma mën a ziare internautes yi maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen gërëm di leen jéggulu naa leen baal leen maax baal naa leen yal nañu yàlla boole baal yal nañ ko fekk ay déwén te di gën a feddali jéggulu gi ñuy jéggulu rek ci temps bi ñu teg toog avant ñuy dellu si waat ci ñoom yal nañ koy fekk déwén ay déwéni jërëjëfati. jërëjëf monsieur Guèye suñu jógee ci loolu benn borom xam-xam bu mag bu nekk ca France doon conseiller président Mitterrand bu yàgg ba ancien président France dafa wax ju am solo ci mbirum télétravail. c'est ça mooy ku ne toog sa kër di liggéey ci sa ordinateur mu ne loolu mën na naxasal liggéey yow lan moo ci sa xalaat. alors jërëjëfati soxna si kontaan nañu trop ci première question boobu nga posé muy question bu am solo di nga ko rappelé Jacques Attali doon benn borom kàngam bu mag bu nekk Tugal boo xam ni ñu baree ko ragal sax ci wàllum discussion ak xel mu rëy macha allah bu mu ko yàlla ma jox ba tax ma su waxee ñaare kenn du ko dindi ci tubaab bi sax waaye nag li mu wax tey ji ci télétravail ci liggéey à distance dafa doon loo xam ni pour man dama yee dafa yanuwul maanaam ma ngi koo defee ci benn interview bu ma accordé ak benn presse boo xam ni moom la ñu tuddee effectivement les échos de Belgique échos de Belgique la soo ko déggee mooy benn journal comme Le Soleil fii boo xam ni bu am solo la foofu moom ne li mu wax noonu alors doon na loo xam ni lu yomb la nee na comme ni nga ko waxee nee na ndëgg sërëxal piège ñu ne ko li tax mu ni ndax soo jëlee kiy liggéey ki ñu bàyyi mu liggéey këram kooku ka koy liggéeyloo këram mën na koo perte da nga wax boobu de nee na mën na koo perte nee na ñaareel bi tamit liggéey bi gën a am solo daal te gën a indi koom mooy ñépp daje ci entreprise ba di fa liggéey moom daal mooy li nga xam ne pour répondre à votre première question moom loolu la wax ni dëgg loolu moo war a mën a gën a jëmale kanam effectivement relation du travail que télétravail baaxul moom ci loolu la sukkandiku. léegi yow lu tax li mu wax ànduloo ceeg moom. alors c'est une bonne question bu am solo loolu li tax ànduma ceeg moom mooy xam nga d'abord en matière de télétravail muy maanaam liggéey toog sa kër jamono ji ak mbas mi liggéey ñàkk koo xam ne man yaakaaruma ni c'est parce que nit ki day liggéeyee këram rek que da ngay taxaw ba ca nii loolu day ñàkk liggéeyam wala ki koy liggéeyloo foofu dana ko ñàkk ndax ku nekk yaa ngi ni ngeen am liggéey kon nag man dama jàpp ni jamono yoo xam ni fi ñu toll mbootaayu Nations Unies bi ëpp doole ci mbirum organiser wàllu liggéey
nee na lu tolloog ñetti téeméer ak ñeent fukki millions ci ay doomu aadama dana ñàkk seen liggéey xam nga kooku dëgg man jàpp naa ne képp ku am si liggéey da nga ko jàpp bu baax ci entreprise yi tamit ñoom ñu ngi wut ñu am expérience am compétence mënoo am koo xam ne am na expérience am compétence ku nekk ca dëkk ba nekk ca këram di liggéey nga naan waaye kooku dama koy bàyyi parce que effectivement dama koy bàyyi ndax moom ci boppam maanaam nekkul ci entreprise te yéen ñaar da ngeen ci juboo ba pare alors donc loolu mooy lu njëkk leen lim naan nag toog ci entreprise mooy tax ba koom bi yokku man loolu ànduma ci ndax yow gis nga ko liggéey si ba tàyyi andi ab vestam ñëw del teg ko ci ab photo yam daal di génn dem doxi soxlaam ñoo ñu ni ñëw na de waaye dafa génn déggoo ñeneen ñi loolu moo tax ma ni ci système yi nga xam ni réew yi wax mbirum tubaab ñoo ko bokk nga xam ni mbirum liggéey mooy mbirum ñëw toog rek ci bureau ba man dama yaakaar dañoo war a jëm ci benn système boo xam ni ku ne dañ lay sas ni la yow lii nga war a def ci journée bi soo ko paree même bu dee 1 heure te mën nga jibi su ko defee bu boobaa dana tax ba yëf yi gën a jëm kanam incha allah man loolu moo tax man ma yaakaar ni man effectivement d'accord maak moom ci loolu mu wax effectivement. yan jéego lañ war a teg pour mën a def télétravail. alors le défi yi ay défi la yoo xam ni yu am solo la xam nga ci wàllu comment dirais-je encore mbirum doomu aadama yi dañuy gën a yokk ndax xam nga sa question bi nga posé day question boo xam ne dafa am solo trop muy troisième question bi nga posé dafa am solo ndax défi yi day ay défi yoo xam ni bokk na ci population bi di gën a yokk fi mu toll ñu ngi ci juróom-ñaari milliards am na yoo xam ne nee nañ danañ dem 11 milliards fii ak 2100 seetlu nañ ni tamit ni organisation sunu dëkk yi ñu gën a bari ñu ngi dëkk ci taax yi te loolu di gën a law rek di gën a bari ba tax ba danañ soxla ay tali soxla ay oto yu gën a bari embouteillage yu gën a bari et cetera loolu moo tax ba waa banque mondiale nee nañ danañ soxla 1500 ci ay milliards junni ak juróomi téeméer ci ay milliards yoo xam ne danañ ko soxla ci ay infrastructure mu ci ay tabax ay tali et cetera te seetlu nañu tamit lu tollu milliards ci doomu aadama yi ci adduna yi daanaka fa ñuy jaar daal dëgg baaxul xam nga yooyu soo ko gisee ak embouteillage bi am nga xam ni tax na ba kenn nelawatul ndax soo jógee fii bala ngaa egg Dakar ni muy yàggee et cetera loolu tax na ba man ma bokk ci ñi nga xam ni jàpp naa ni am na ay jafe-jafe yu tar yoo xam ne ay défis la yoo xam ni war nañ ko relever te loolu war na tax ba ñu gën a fonkaat effectivement télétravail te sa 4e question bi ngay posé xam naa ne suñ ci excès danañ jéem a xool ci yeneen aspect effectivement yoo xam ne war nañ ko mën a régler. mu ngoog dama la doon wax yan yokkute la télétravail mën a andi ci liggéey bi. ba question bu am solo la. ndax yow xam naa ni yow. ñaare sa yëf yi dafa structuré dafa am plan macha allah ndax ak défi avantage effectivement soo doonee journaliste yu mag yi moom la ñuy posé avantage yi nag bari na benn bi mooy xam nga suñu demee ba oto yi war a circuler ñu gën leen a wàññi dana tax ba nit ñi gën a toog seen kër dana tax ba ñuy liggéey duñ gën a bari te dootuñu tardé benn am na liggéey yoo xam ne mën nga ko def sa kër mais am na yoo xam ne mënoo ko def sa kër baykat ba mënoo ko di toogal sa kër di bay alors donc mooy lu njëkk li ñaareel bi mooy yaakaar naa ne war na am jeexital ci ban wér-gu-yaram ndax wér-gu-yaram day loo xam ne lu am solo la te soo toogee sa kër ne sa waa kër wër la ngay liggéey loolu dana ci am solo ñetteel bi mooy oto yi suñ gënee wàññeeku kon gaz boobu ñuy yëkkati muy maanaam saxaar si dem ci atmosphère yooyu yëpp mën naa wàññeeku te mën naa tax ba lii nga xam ne moom mooy tàngoor yi am ci àdduna également mën a gën a wàññeeku donc défi yi maanaam am na aussi ce qu'on appelle la compétitivité mais également la productivité dana tax ba képp koo xam ni sa xel gën na dal nga gën a yokk sa liggéey te loolu yaakaar naa ni yu bari la yoo xam ne war nañ koo sóoraale comme étant comme ni ñu koy waxee ay avantages yoo xam ni sans compter accident yi wàññeeku ndax oto yu bari suñ dawul bu boobaa yàlla mën a def accident yi dootuñu bareeti te su accident yi bareetul
kon ça veut dire que effectivement li génn àdduna embouteillage yi wàññeeku te yooyu yëpp yaakaar naa ni doon na loo xam ne effectivement lu baax la ci sa quatrième question boobu ngay doon a posé loolu yaakaar naa ko effectivement am solo la donc léegi yan défi lañ war a requis pour organisation télétravail. alors pour organisation télétravail nag comme ni nga ko waxee yaakaar am na ay matuwaay yu war a jël. ay matuwaay waaw benn matuwaay bi. moo di fexe ba ñu gën a responsable. ndax xam nga nit ki soo fekkee da nga ko dénk sa liggéey mu nekk te kër ga au lieu mu liggéey mu dem di football yi wala mu dem di foy loolu dara gënu wala loolu ay caaxaan la. te loolu man yaakaar naa ni baaxul. moo tax man ma yaakaar ne tamit war nañoo fexe ba nu ñuy indee ay li ñu naan surveillance dans un premier temps. mooy ku nekk la ngay def ñu xam ko su fekkee ne bureau la ñu teg ay caméra yoo xam ne day mel ni yaa ngi sa bureau fële rek ku ne di gisante. juróom-ñetti waxtu yi képp koo xam ne def nga ci lu dul noonu ñu mën ko gis. donc y a un défi aussi boo xam ne war nañu tàmbali aussi di xool nan lañ mën a wute ay machines yoo xam ne yu demee ay ordinateur ak i logiciel ngir mën a effectivement gën yu xarale effectivement ngir mën a yokk maanaam dangaru télétravail ci kër gi léegi liggéeyu télétravail tey suñ la doon wax ne am na ay jafe-jafe yan jafe-jafe nga ñu mën a tegal alors li jafe-jafe yi bari na trop ndax xam nga Jacques Attali problème am mooy dafa jël seppi liggéey boobu ñu naan télétravail mooy toog sa kër di liggéey comme liggéey boo xam diggante kii liggéey la ak ki ñuy liggéey la or weesu na foofu problématique bu njëkk bi mooy nan lañu war a organiser woo ñun ci àdduna ngir sunu liggéey yi gën a mën a mucc ayib ci jamono yoo xam ni soxla nañu ko xam nga sunu borom dafa fonk doomu aadama te war na tax kon ba luy liggéey man cee suturlu te du ko yàqal dara ci wàllu